leen di nuyu d'abord di leen remercier ci opportunité bi ngeen ñu jox tey pour ñu waxtaan ak askan wi comme ni nga ko xamee rek ñun moom ay leader d'opinion lañ donc bu actualité amee bu ngeen ñu joxee occasion pour ñu waxtaan ci dañ leen ci sant di leen gërëm comme ni nga ko waxee rek dañu nekk ci mbas moo xamante ni lëmbe na àdduna jaaxal na askan bi yëpp et comme ni nga ko waxee depuis mois de mars ba léegi gis nga ni. État bi jëloon na ay mesures de restriction de couvre-feu état d'urgence ndax ñu mën a xeex li nga xamante ni mooy feebaru du coronavirus gis ne impact yi nga xamante ni am na ko ci économie bi li mu gàllankoor ci liggéeyu askan bi ci déplacement bi dem bi ak dikk bi donc moo taxoon état bi vraiment reveniraat ci restriction yi nga xamante ni moom la defoon mais dañu gis ni ba ñu delloowaat les mesures de restriction ba léegi feebar bi delluwul gannaaw feebar baa ngi yokk de jour en jour mais également li ci gën a metti mooy nombre de cas de décès yi nga xamante ni moom la ñuy rencontrer maa ngi profité ci occasion bi di jaalee d'abord le père de la nation le président de la République ñi nga xamante ni tey mooy ay personnalité ay kilifa yi nga xamante ay kilifa diine ay kilifa aada personnalité yu mag a mag yi nga xamante ni tey Sénégal ñàkk na ko ñu ngi ci jaale tout le peuple sénégalais di wax ni rek loolu tey moo war a tax ñu ñëpp ñu tiit donc je pense raison pour laquelle le ministre Aly Ngouille Ndiaye démb mu defaat sortie mais je pense que sortie bi da ko gën a accès rek ci rappel ndax mesure de restriction yi mu waxoon yëpp je pense que ni waxoon nañ ko askan bi mais dañoo gis ni askan bi aussi dañoo xaw a bàyyi donc dañoo xaw a relâché te je pense que ni tey loolu moo gën a yokk cas yi di yokk donc feebar bi di avancé di dem di ñu indi ay jafe-jafe di ñu indil ay tiitaange donc moo tax dañuy remercier di saluer le courage et la responsabilité du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye ku ko xam ko ci rigueur ak ci pas-pas donc démb aussi ci rappeler waat na nit ñi les mesures yi nga xamante ni moom la ñu war a respecter les mesures et gestes barrières donc tey je pense que ni tey xeex bi xeexu ñëpp la donc nañu gën a amaat taxawaay surtout mesures yi nga xamante ni moom la ñu jox parce que ñoom aussi ils ont été fermes surtout le port du masque donc tey dem na sax ba wax ci ay amende yoo xamante ni dañ ko teg ci askan bi donc je pense que ni tey nit ki bu lay aar ngir sa wér-gu-yaram waroo sax xaar mu lay teg ay daan yow sa bopp dalay aar ngir sa wér-gu-yaram parce que wér-gu-yaram mooy tax nit mën a am jàmm te nit aussi bu amul jàmm du mën a liggéey te dëkk aussi bu ñu ko liggéeyul bu du dox donc tey nekk nañ ci ay jafe-jafe yu mag a mag a mag dëkk bi sooxe na économie bi sooxe na ba état bi sax mu ngi lancé un plan de relance pour le développement de l'économie ñu ngi ci situation boobu kenn xamul kañ la feebar bi di jeex mais ñuy remarquer ni affaire baa ngi yokk donc nag di delloowaat rek di lancer message askan wi ne les mesures de restriction yi nga xamante ni tey rappelé waat nañ ñu ko le ministre de l'Intérieur rappelé waat nañ ko ñu respecté ko. mooy li may wax rek mooy message bi may lancer surtout waa Thiès parce que ku xam Ablaye Dieng xam ko ni il est au cœur de Thiès donc lépp loo xamante ni dafa war a dal waa Thiès rek nañ ci taxaw wax ci sensibiliser donc tey li am donc Thiès dafa bokk. si dëkk yi nga xamante ni foofu la feebar bi gën a ëpp à part Dakar Thiès si topp région de Thiès donc tey Thiès bi ñu nekk nga dañuy lancer un appel surtout la jeunesse parce que tey ñoom presque ce sont des vecteurs de transmission si li ñu wax donc ñoom ñooy jëlee feebar bi si biti dem yóbbu ko sunu mag ñi donc tey ñun ñoo war a protéger sunu parents yi ñoo war a protéger sunu kilifa yi di lancer un appel à la jeunesse du respect strict des mesures et gestes barrières surtout le rassemblement respecter la distanciation sociale le port de masque maa ngi woo waa Thiès ndaw ñi tey ñoom ñoo war a nekk
au devant de la scène taxaw xeex feebar bi mu jeex parce que kat feebar boo xam ne kenn xamul fu mu jëm dañ ko war a créer ay barrières yoo xamante ni du mën a song nit ñi wala mu mën a egg si nit ñi moo tax tey vraiment appel bi may lancé di ko réitéré waat sama mbokk jeunes yi ndaxte nous sommes de la même génération li ñu ñor mooy construire un Sénégal émergent te pour ñu construire un Sénégal émergent il faut que ñu xam ni instant bi dañoo am benn ennemi moo ñëw taxaw si suñu kaw mooy la Covid-19 et Covid-19 bi kat ni ñu ko war a xeexee li ñu jox mooy respect des mesures barrières la distanciation physique le port de masque le lavage des mains éviter le rassemblement donc tey je pense que ni tey le ministre Aly Ngouille Ndiaye joxe na ci ay directives nañ ko respecter donc ñun ay sénégalais lañ am nañ ay valeurs am nañ ay vertus donc dañoo war a jiital valeurs yooyu ak vertus yooyu mooy yar ak respecter directives yi nga xamante ni moom la ñu suñu autorités yi jox te je pense que ni tey la jeunesse ñoom ñoo war a nekk au cœur de la sensibilisation pour que ñu mën a xeex mbas mi mu jeex benn yoon. waaw sama kàddu gu mujj rek mooy di santaat waa Thiès ndaxte ku xam Ablaye Dièye président du mouvement Siggi jot na xam ko ni dafa nekk ci dynamique sociale accompagner askan wi pour que ñu mën a am un Thiès meilleur un Thiès émergent te tey dafa am loo xamante ni nag moo gàllankoor suñu activité yëpp mooy mbas mi du ñu jóg mukk di lancer waat un appel que ñu respecter les gestes et mesures barrières maa ngi nuyu waa Thiès ñëpp di leen di wax ni Thiès la ñu am Thiès la ñu bëgg Thiès la ñu fonk lépp lu ñu am rek Thiès lañ koy bokkal jërëjëf merci.